bismillahi irrahmani irrahim assalaamu aleykum ñi ngi dellu si di ziyaare mbokk yu tedd yépp di leen ndokkeel ci weeru barke bi di shahru ramadan tey ñu fas yéene ñëw ca lañoo tuddee la rédemption éternelle du cœur mu mel ni boo ci defee njàngat da ngay gis ni lu am solo la ci dundu doomu aadama bi waaye rawatina dundu jullit bi mooy jullit bi ànd ak xol bu dal la rédemption éternelle du cœur parce que soo manqué vocation boobu pour nga mën a jaamu yàlla wala nga mën a des ci biir ëttu lumière dafay jafe su ko defee nag buñ ciy joxe ay conseils yi tax nit mën ko préserver parce que bu ngeen seetloo ci waxtaan yi paase yépp ñi ngi woon ca lañoo tuddee mystique du cœur waaye aussi li am solo mooy soo demee ba dal boobu nga xam ni moo war a nekk ci xolu jullit bi yàlla dimbali la ba nga am dal boobu li gën a am solo mooy nga fexe nag ba dal boobu nekk luy wéy nga mën ko protéger ce qu'on appelle la rédemption éternelle du cœur mu mel ni yooyu nag conseil yi nga xam ni mooy dellu ci islam wala muy dellu ci concept bi nga xam ni la lumière de la tijaniya conseil yooyu lay jox ki bëgg xolam di dal abadan bi ci jiitu mooy bu la yàlla dimbalee ba nga nekk jullit yàlla dimbali la ba nga nekk ci ëtt boo xam ni ëttu lumière la dafa war a am yoo xam ni danga ko war di moyandiku bi ci jiitu mooy fexeel ba def sa priorité jaamu yàlla te mooy digle bi nga xam ni xakim yi moom lañ daan digal ki jëm ci yoonu yàlla di ko digal aussi ki nga xam ni mi ngi ci buntu àdduna dañ daan wax ni fexeel ba loo am rekk ne ci yàlla njëkk waaye fexeel ba loo ñàkk aussi bu ci yàlla bokk waaye gis nga conseil yooyu pour nga appliquer ko à la lettre il faut nga fexe ba sa dund ànd ak benn conduite te mooy fexe teg sa dund ci yoon ndax dund bu teguwul ci yoon pour boroom jaamu yàlla ba yàlla nangu ko dafay jafe waaye aussi dund bu teguwul ci yoon pour nga jege yàlla dafay jafe lay teg sa dund ci yoon nag la ca jiitu mooy xam lan mooy sa priorité nga nekk ci xam lan mooy sa priorité nga nekk ci bu la yàlla dimbalee ba boole la ci ëttu leer dangay fexe ba lépp luy zulmaaniyu nga moytu ko bu la yàlla dimbalee ba boole la ci ëttu leer dangay fexe ba lépp luy zulmaaniyu nga moytu ko parce que gis nga leer ak lëndëm mënuñu ànd moo tax nit su nekkee ci ëttu leer di jëriñu ci leer gi bu ci boole lëndëm rekk boo moytu leer gi rocceeku bàyyi ko ak lëndëm bi moo tax ci sa conduite de vie dangay fexe ba lépp luy zulmaani yu nga moytu ko xam nga buñ ne liy dellu si ci wàllu zulmaani it dangay faral gis ni société bi ñuy dund actuellement nga nekk ci leer ba noppi rax ci lëndëm dafay xaw a yomb
xam nga lu tax parce que dafa am yoo xam ni islam moo ko njëkk bannir. gis nga jullit lépp luy dellu ci wàllu fétichisme daf ko war a moytu. te fii dafa bare yoo xam ni dafa jege société bi te boo xoolee dëgg-dëgg xaqiiqam da ngay gis ni du dellu lu dul ci fétiche parce que léeg-léeg nga gis jullit waaye du ko tee mu dem jëli pettaaw takk. léeg-léeg nga gis jullit du ko tee léeg-léeg nga gis mu jël benn yaxu rabu àll daal di takk ci ndiggam walla ci tànkam. léeg-léeg nga gis ko ni jullit la waaye du ko tee di jël ay béjjën di takk te yooyu benn bu ca nekk ci fétiche lay dellu. te boo ko moytuwul yooyu mën na yàq sa lumière bi ngay am sa digganteeg yàlla ndax day dellu ci wàllu zulmaan yu gis nga même léeg-léeg téere yi nit di takk bu yóbbu mu di ko xool bu baax parce que léeg-léeg nga gis ci yoo xam ni der yiñ koy ëwee jullit warul mën a takk der yooyu ci ndiggam walla takk der yooyu ci loxom walla takk der yooyu ci tànkam. léeg-léeg ci der yuñ koy ëwee danga ko ciy gis su ko defee yooyu yépp soo ci deful attention rek mu sonal la. la ca ëpp solo nag mooy pour nga am la ñoo tuddee la rédemption éternelle du cœur da ngay fexe ba dimbali sa xol yow ci dal ba noppi parce que gis nga yàlla justesse am tax na bu nit décidé wul dimbali xolam pour dalal ko moom yàlla du ko ci fekk si di ko ci dimbali. lañuy wax ni mbay ci sa weewu tànk. gis nga boo nekkee ci ëttu lumière dafa bari yoo war a moytu. xam nga bari na jullit yoo xam ni li leen perturbé yépp ñoo ko teg seen bopp. ndax minute bu nekk xaaral ma dem ci diw mu seetal ma ndax diw nangam. boo jógee foofu xaaral ma demati ci diw mu seetal ma nangam mais ki lay seetal lim lay wax bu dee jullit nga boo xam ni jullitam nangu nañ ko bu dee tegu nga ci yoonu lumière ñu nangul la war nga ko mën a seetal sa bopp parce que yonent bi li mu jàngale te muy wàllu istixaara bi yonent bi jàngale ki koy def di ñaan yàlla mu wan ko la mu soxla xam la muy njëkk jiital mooy njàpp ba set julli 2 ràkka beneen dog buñ koy joxati ñu jox ko te dog yañ cay joxe yépp dafay dëppook alxuraan. da nga gis ni kon jullit mën na defal la ñoo tuddee istixaara boppam su fekkente ni wóolu na yàlla waaye da nga gis jullit boo xam ni li ci ëpp moo perturbé boppam parce que bis bu ne ma ngay seetlu su ko defee nag ki koy seetal bu ñemee yàlla dana ko xàjjaleeg ay xaritam dana ko xàjjaleeg ña mu daan àndal démb dana ko xàjjaleeg ña mu dëkkandool ba kenn ku ca nekk priorité jullit bi au lieu mu des ci dem di jaamu yàlla wala di bàyyi xel yàlla ni bés dana ñëw mu jóge fi waaye mooy moytul diw bu laal diw lu mu wax nangam diw mu mel ni te yooyu dafay perturber jullit su ko defee jullit bi war ci bàyyi xel waaye beneen bi nga xam ni itam dinay dimbali nit ba mu mën a préserver la ñoo tuddee la rédemption éternelle du cœur mooy nit ki dafay tegu ci yoon am kilifa mu doy ko mu fexe ba appliquer à la lettre la nga xam ni moom lañ ko wax ni ko moo koy jëmale ci yàlla te mooy mu bañ di wàcce boppam wàcce bu tolloog tegu ci lumière ba noppi di nangu keneen jël yeneen tur yoo xam ni doo xam sax ndax turu yàlla la ndax tur la yoo xam ni yi talsam la yi yeneen la ñu jox la ko nga jël ko di ko zikr te amoo ci ndigal kooku boo ko defee bés bu lumière salaatul fatiha di rocceeku ci sa rox du la tàggu kooku boo ko defee bés bu parce que Cheikh Tijani Chérif moom du nangu mukk kuy rax lumière am moo tax gis nga bu la tegee ci yoon jox la istixfaar ñëpp xam nañ ni istixfaar alxuraan la jox la salaatul fatiha ñëpp xam nañ ni salaatul fatiha julli ci yonent bi la jox la laa ilaha illallah jox la jawharatul kamal mais jox la même ba ci asmaullahil husna yi
benn bu ca ne mu am maître mystique bu la teg ci yoon. gis nga yooyu boo ko bàyyee dem seeti ñeneen wala ñeneen ñëw dikkal la ak ay talsam yoo xam ni doo xam sax turub lan la, nga jël ko bis bu lumière salaatul fatiha di rocceeku ci sa rox du la tàggu te bu rocceekoo rek déstabiliser la. moo tax gis nga tegu ci njub yomb na, mais des ci njub moo jafe. waaye bari na luy perturber jullit bi ba mu wàcc yoon fekk li ci ëpp moo ko teg boppam. te yi ci bare nag li koy indi ñaaw njort ci diw. xam nga ñaaw njort yi aussi boo seetloo dafay am lu koy sabab bi mooy jullit dafa war a fexe ba wóolub yàlla. gis nga boo wóoloo yàlla lu bare daa ko mën a doyloo. waaye boo wóoluwul yàlla dafay def sa xol minute bu nekk benn crainte. gis nga crainte boobu mooy tax fu ñu la fekk yaa ngi ci sëriñ yi di seetlu. am na ñoo xam ne amuñu sax jotu defar seen bopp. waaw am na ñoo xam ne amuñu sax jotu jaamu yàlla. am na ñoo xam ne amuñu sax jotu méditer ci seen digganteeg yàlla. fu ñu leen fekk ñi ngi numéro woo kii mu seetal ma, dem seeti kee mu seetal ma, bu subaa kee seetal. bis bu ne kenn jaxase la kenn. xam nga ñu wax nit gis nit ku baax. nit ku baax buñ ko waxee mooy nit ku ragal yàlla. xam nga gis nit ku baax ku ragal yàlla. yàlla dogal yow mënoo def istixaara nga ni ko defal ma istixaara mu defal la istixaara. bu la ko defalee itam mën na am lam lay wax yépp du doon lu lay jaxaseeg nit. loolu dara nekku ci. mais xam nga li bon mooy nga fekk koo xam ne nawoo jukkoom xëy na ci zulmaani yu lay liggéey minute bu ne nga sëgg ci moom naan ko xoolal ma diw ak xoolal ma diw. kooku dana dem ba sa entourage dana leen jaxase. wala ñu jox la ay gàllaaj wala ay garab yoo xam ni jullit du ko jëfandikoo. parce que bare na gàllaaj yoo xam ni jullit waru ko jëfandikoo. bare na garab yoo xam ni jullit waru ko jëfandikoo. rawatina nag ki nekk ci ëttu lumière. bare na gàllaaj yu mu war di moytu, bare na garab yu mu war di moytu. parce que bu delloo ci zulmaani yu rek du mën a ànd ak lumière u salaatul fatiha. mais bu fekkente ni nit ki am na yaqin moom ci ni mi ngi tegu ci yoon, te defe naa ni tegu ci yoon weesootul nga respecté sa juróomi julli yépp ca waxtu ya. weesootul nga respecté charte yi nga xam ni moom la islaam tëral. waaye weesootul nga yore lumière salaatul fatiha bu wóor di def sa lazim, sa wasifa, sa xadaratul juma. gis nga loolu bu la doyul buñ doon indi beneen conteneur lu mu mënta doon it ci wàllu mystique mën na am ni du la sax jëriñ. waaye nag il faut que nit ki essayer moom dalal xelam. ndax ni ma ko waxee bari na lu perturber nit fekk moo perturber boppam. yàlla boo rafetee njort yàlla daf lay jàppale. boo ñaawee njortu nag yàlla bàyyi la ak iblis. gis nga boo rafetee njort yàlla daf lay jàppale. boo ñaawee njort yàlla jël sa xel bàyyi ko ak iblis. te bis bu yàlla utiliser sa xel tegatu ci loxoom xanaa mu bàyyi ko ak iblis. iblis dana la jaxaseeg àdduna. waaw iblis dana la jaxaseeg àdduna. waaw te bu la iblis jaxaseeg àdduna su boobaa da ngay jàpp ni ñëpp la tooñ te fekk yaa tooñ sa bopp. moo tax lu am solo la di bàyyi xel ni yoonu yàlla. gis nga pour yàlla teg la ci lu jafe la. waaye gis nga li gën a ti jafe mooy yàlla teg la ci ba noppi nga des ci. parce que soo ci xasee ba tegu rek yàlla dafa am ci ay principe yoo xam ni moom lay wax ni sa dund dafa war a ànd conduite boobu. bu àndalu conduite boobu rek erreur daal di am. te itam nag boo seetloo ni àdduna moom benn passage la bu nit di jaar rek balaa yàgg ñu tàgge ko ñu ni denc nañ ko ci bàmmeel. kon jullit bi dafa war a bàyyi xel boppam. looloo tax li am solo pour nit mën a àggale tarbiyam ci yoonu yàlla mooy mu am xol bu dal. waaye gis nga xol bu dal boobu yépp ak organisation bi mu àndal il faut que mu am ay actes yu nit ki di teg. waaye il faut mu am yu nit di moyetu pour xol mu dal ma yàlla mën ko préserver. parce que bu ko yàlla préserver rek mucc na. su ko defee nag yi nga xam ni yëpp dafa bokk ci sunu société jegeñu te di yàqal doomu aadama bi moyetu ko. ndax nit ku nekk xam nga sa intérêt ci lumière.
nit ku nekk xam nga sa intérêt ci lumière mais gis nga lumière li muy rëy rëy boo ci nekkee il faut mu am sacrifice yoo xam ni daa ko def te mooy du ko la tooñ rek nga fayu te mooy du ko la wax lu ñaaw rek nga wax ka lu ñaaw te mooy du ko la dog rek ni dootu la nuyooti dog na la mbokk tax nga ni yow dootoo giseek moom il faut que boo bëggee dund ci lumière sacrifice yooyu di nga ko def waaw su ko defee nag loolu mooy tax sa yàlla di gën a yokk sa martaba moo tax yàlla di la gën a yëkkati waaw waaye loolu yëpp nag la cay dimbali nit moom ba mu xam fa muy teg tànkam mooy mu am yaqin ca la muy def ba noppi xam dëgg-dëgg la mu bëgg parce que ki xam la mu bëgg rek yàlla jàppale ko te itam comme ñëpp lumière la ñuy bëgg boo tegoo ci lumière rek bu yóbboo bàyyi xel ni zulmaani yu moom bu yóbboo sore ko waaw parce que zulmaani yu bu ciy dugg ki ak ay fétiche lumière bi di rocceeku di la bàyyi ak yooyu te gis nga bu lumière bi rocceekoo nag bàyyi la ak fétichisme yeeg di dellu ci wàllu zulmaani yu balaa nit ki di ko regretter dëgg mooy guddi gu njëkk gu muy fanaan ci bàmmeel parce que bàmmeel dafa lëndëm ñëpp lumière la ñu soxla mais bis bu nit xoolee ba fétichisme bi dominer lumière am xanaa foo ko fekk mi ngi ci njabar ak yu kenn xamul bis bu demee ba dugg ci bàmmeel ca lay regretter lool ndax bàmmeel ba day lëndëm te du gis lu ko leeral te itam comme dund boobu moom dund abadan la mieux vaut di bàyyi xel sa bopp waaye di bàyyi xel it sa digganteeg sa borom lu am solo la moo tax condition yooyu nag boo ci tënkoo la noo tuddee la rédemption éternelle du cœur ci organisation boobu la mën a desee ci yow bu xasee ba des ci yow nag leneen loo jaamoote rek yàlla nangu ko kon yàlla nañu yàlla saxal ci boobu yoon asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu